Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. salaamaaleykum gars yi ziar naa leen j'espère bien que yéen ñëpp yéen ngi ci jàmm bu baax a baax a baax a baax frère maa ngi lay nuyu gars bi moo andi information bees tax concernant affaire Adji Sarr Sonko ma ne woon c'est le moment ñu baaxee ko patriote la mais day nëbbatu nag mention spéciale à lui mooy monsieur FM monsieur FM daal laa mën a yem andi na information yu baax xam naa ku ma xam man ci njaareem presque di nga ko xam borom baax la mais en attendant ñu déglu suñu leader tuuti asalaam gars yi dégg ngeen tey suñu frère Akhenaton révélation yu mu def ñu ko ci sant di ko ci gërëm ci recherche yi ñu tamit suñu côté gënoonoo approfondir recherche yi c'est vrai que amoon nañ yenn information yi mooy dañoo bëggoon que mu gën a leer alhamdulilah suñu frère Akhenaton mu ngi ko génnee loolu di woon ne rek tey ci ñaari wax ci ñaari mbir du gudd nag gars yi tey vite fait la jaar Babacar jaar la gars yi dama bëgg ngeen xam lu leer Adji Sarr non seulement waxuma wax lu du dëgg sax waxuma la déclaration yi nga xam Adji Sarr def na ko ne dafa vierge mais tey ma waxaale benn affaire Akhenaton waxoon na ko mais juste daa am may rectifier rek doomu Adji Sarr bi amul 3 ans 4 ans la am déglu leen bu baax li ma leen di wax ma ne doomu Adji Sarr amul 3 ans 4 ans la am moyenne section lay def ça veut dire que boo demee garderie da ngay def petite section def moyenne section mooy ñaareelu classe mooy ñuy dem jardin d'enfants doom ji 4 ans la am déglu leen bu baax li ma leen di wax. moo xam leen leneen tamit ci Adji Sarr ngeen dégg Adji Sarr xam ngeen fan la defee 3e ak lu waral ñu dàq ko fa tey laa fi di gudd quelques affaires rek la ñuy joxe mu jàll. dama ne doomu Adji Sarr 4 ans la am moyenne section lay def Adji Sarr dama ne marié na ba divorcé Adji Sarr dafa marié woon divorcé kon li mu déclaré woon ne moom dañ ko violé waxul dëgg yéen nga may dégg Adji Sarr mu ngi defee 3e benn école bu nekk Dakar bu ñu woowee Kocc Barma Fall fa la defee 3e 6 mois la fa jàngee 6 mois benn école bu ñuy wax Kocc Barma Fall Dakar fa la Adji Sarr jàngee def fa 6 mois ñu dàq ko lu tax ñu dàq ko nag yaakaar naa ne comportement bi mu amee woon la fa ak jikko yu mu fa doon wone ak ni mu doon solo nga xam ne rafetul ci jigéen te lii ma leen di wax na ngeen dem ci école boobu noonu ngeen laajte monsieur du ma demee def diminutif tur bi def bas rek la ci des bu ngeen demee ngeen yeggale tur ba xaj na bu ngeen demee neen ko xam ñu fay doon jàngee xam nañ ko muy ñaari information yi nga xam ne nii day waree lu tax ñu dàqoon Adji Sarr école na ma yàlla jéggal du ma nekk fi sax di wax maanaam ay jëf-jëf yu bon mu def parce que doomu aadama la waaye juste pour wax leen ne leen Adji Sarr dafa malade wérut maanaam mythomanie moo ko dal Adji Sarr bu toogee waxul lu dëgg du nekk su toogee dégluwul la du nekk sooy wuy téléphone bu la dégluwul du ne su toogul sàccul du ne malheureusement ñi doon dil kooku lañ doon jéem a ànd ak moom pour dil ak moom te beneen bi ci topp ku ne tel na xam góor 15 ans déedéet bëgg ma wuñu suturaam waaye yaakaar naa bu dee loolu la rek ci fukki at ak ñaar la ko tàmbali malheureusement entourage ak fi ñu ko yaree ak ni ñu ko yaree ak njabootam ak ñàkk yaay moo ko dugg ci lii lépp mais dañuy ñaan ñi ko séquestré nan bàyyi doomu jàmbur mu génn expliquer Sénégalais yi ngir ñu mën koo sauver ngir ñu mën koo dimbale ut ko assister mu wér. waaye c'est vrai frère nee na tey si souriant c'est vrai frère oui c'est vrai tey dama souriant c'est vrai malgré ay attaques yi ñuy am fii gauche droite des gens qui cherchent pour maanaam yàq la genre anyway on est ensemble mais juste pour dire que Adji Sarr ñun nañ jàpp na ku ñu war a dimbale la psychologiquement Adji Sarr nekkul boo déggee ñu la nekkul mooy lan mooy Adji Sarr bu toogee bu waxul lu dëgg du am jàmm déggoo ma de d'après recoupage yu ñu am ak information yu ñu am dem wuti woon ko jéggaani ko Adji Sarr bu toogee waxul lu dëgg du am jàmm Adji Sarr bu toogee sàccul du am jàmm Adji Sarr bu toogee deful njaaxam du doon am jàmm j'ai dit bien doomu Adji Sarr amul 3 ans ak doomu Adji Sarr 4 ans la am moyenne section lay def te Adji Sarr maa leen ne fu mu defee woon 3e Dakar la
te li tax ñu jël ko yóbbu ko mu def 3e mooy njaaxam ñu doon def seen dëkk ya tey tantam bi am na lu mu expliqué ak yeneen yeneen njaaxam ñu doon def seen dëkk ba bi ñu ko jëlee yóbbu ko Kocc Barma Fall ma fay jàngee mu def fa juróom-benn weer bi mu fa defee juróom-benn weer malheureusement nag ci leen ko dàq nag comportement bu bon di wax nag li tax Ousmane Sonko wuy ji du dara lu dégg ndigal ndax Macky Sall démb nee woon naa leen sama live kilifa diine dañ koo ñaan ne ko lii ngay def rafetul teg ko ci suuf complot bii nga nekk rafetul teg ko ci suuf te ku ne xam ne borom 94 milliards yi mu ngi ci biir complot bi ku ne xam ne ku jox Adji Sarr xaalis bi rakkam la xam ne nga may déggam déet dama ne complot bi leer na ñan ak ña ñoo nekk ci kaw mais Macky du ne yëgul mukk du ko wax malheureusement nag ban la malheureusement pour ñoom au lieu que tey ñu reconnaître ñoom ne mënu ñoo teg dil les jeunes de Pastef mënu ñoo teg dil waa Pastef gis nga nangu lu yàlla dogal dafa neex ñu déglu waa suñu leader tuuti parce que tey dafa neex ñu déglu ko tuuti. ma def sama déclaration de patrimoine publié ca yàlla bokkuma ci Sénégal yi nga xam ne Sénégal yi riche lañu. donc kon gars yi kon lu ma leen doon wax à chaque fois rek ñu déglu suñu leader tuuti. ay millions wala ay milliards du Sénégal. macha allah. ndax nekkoon naa ci position yu ma ko permettre. macha allah. te bëri na ñu ma ko bokkaloon tey ñenn ñi sax ànd ak Macky Sall. lu leer mooy ki nga xam ne da koy xeex. lañu waaye ay milliardaires lañu. waaye damaa def option. mooy ci sama dund. macha allah. ñaanuma yàlla def benn xeetu compromission. merci beaucoup gars yi dégg ngeen ko sànq ni mu waxee juste pour wax leen ne leen pour wax waa gouvernement bi noppal leen seen bopp ci Sonko ku bëgg jàmm noppal sa bopp ci Ousmane Sonko Mame Diop Diazaka yow moom gars yi su mu ne la taatu neen pareegul gis ngeen nit ki su ko yàlla may da ngay nangu ne yàlla daf ko may te Ousmane Sonko suñu borom daf ko may ndax sànq yéen ngi dégg discours bii ma teg léegi il faut que nit ñi accepter il faut que nit ñi accepter frère maa ngi teg sama mi ngi ñëw am problème te yàlla daf ko may te yàlla duñ ko may yàlla moo choisir loolu jagleel ko may ko yàlla moo sàkk Firawna moo sàkk yonent yu baax yi moom nag mooy maye moo jël may bi jël ko may ko Ousmane Sonko mu doon jëm ba nga xam ne suñu borom may na ko mu doon ko set sell mu doon jëm ba nga xam ne lépp lu muy def waxoon na leen ko te lan demee ko conscience ak aqulaay taalaam gisu ci inconvénient maanaam dafa kit ak conscience am gars yi loolu moo intéressant am solo mooy li gën a neex ci àdduna mooy ka nga xam day il s'assume day assumer boppam ak lu mu mën di def ci njaaxum boo ko woowee mu assumer boppam nit ku mel noonu dafa jar a respecter même bu defee njaaxum yu gën a bon raison pour laquelle ma ne tey famille Adji Sarr fekkoon bëgg nañ Adji Sarr nan ko jéem a dem génne beneen information de taille ci laay duggaat tamit ne leen kan gis keroog tribunal du Adji Sarr dama ne tribunalu Dakar kan fa gis du Adji Sarr lu leer naa leen wax nii te ci kanam tuuti di ngeen xam ne kan demoon tribunal du Adji Sarr xam nga dafay ni nga may déggam déet kan gisoon keroog tribunal mu wàcc ci 4-4 bi du Adji Sarr Adji Sarr ku ne làqu na ci beneen kër da ngay nax sa bopp Adji Sarr mu ngi gàmmi ba tey parce que mënut a jàkkaarloog procureur xalaatu ko day traqué du mënu ko dafa feebar mënut a wax dëgg Adji Sarr ñi ko def loon nii man ñooñu laay ngañ bon gën bon jël doomu jàmbur yàq ko billaahi bu nekkoon seen doom duñ ko def nii ñi ko jëloo def ko juróom bu salte bii wuñu suturaam ci Sénégal yëpp wallaahi wal kitaab bu doon seen doom duñ def lii raison pour laquelle may woo famem di wax képp kuy nijaayam wala tantaam wala nangam ku irresponsable que le fait que nga jël Adji Sarr bàyyi ñu jël ko en otage nii am leen fu la ngeen jëli seen doom mu ñëw présenter excuse sénégalais yi mu ñëw jéggalu barke alxuraanu karim bu boobaa patriote bi ci boppam ñoo jël Adji Sarr liy jafe-jafeem barke alxuraanu karim yóbbu ko ci ab psychologue mu assisté ko barke alxuraanu karim yaraat ko dugalaat ko ci société bi mais malheureusement ñi mu àndal nga xam ne ñoo ay kilifaam ñoo bëgg ci xaalis bi moo tax malheureusement pour Adji Sarr kenn ngi jëntiwu ko mais pour vous dire que Adji Sarr wallaahi li bëri
xamu ko comprendre instant bii nii exactement Adji Sarr comprendre instant bii nii laa leen wax comprendre lu xew dama ne ku demoon tribunal du Adji Sarr lu leer laa leen di wax nii ku demoon tribunal du Adji Sarr lu leer laa leen di wax peut-être ñeneen nañ génnoon ana seen information du lépp nag laa mën a wax peut-être na am ñeneen information jël baaxee ko ñeneen pour ñu wax parce que des fois dafay baax ñun ñu ngi Sénégal te ñu jàpp ñu tëj ñu dafa yomb waaye am na ñu ko mën a baaxee fan la nekk ak ca la nekk à l'instant T pour wax leen ne leen bu dee état bi ñoom bëggoon nañ askan wi ñii def Adji Sarr du ko def ci Adji Sarr da ko joué le rôle bu salte bii Adji Sarr sëy na laa la wax ba am doom bu am ñeenti at di def moindre section Ousmane Sonko nag naa leen wax tey lan moo tax mu wuy ji dégg ndigal kese moo tax mu wuy ji parce que Macky Sall kilifa diine dañ koo woo ne ko teg ko ci suuf xam dëgg ji ne ko teg ko ci suuf li ngay def wut rafetul ci kilifa diine rafetul ci kilifa bokk Macky Sall jox leen nopp bu bon bi dem wax naa leen ko comme que moom faalewul kenn lijjantiwul kenn amul ci respect kenn ñoom ñu ñàkk pexe jël Ousmane Sonko ñaan ko nekk wuy jël ngir Sénégal am jàmm waaye barki alxuraanu karim dégg ndigal moo tax Ousmane Sonko di wuy ji am kilifa yi tam te nangu ko assumer ko tamit ndax nga xoon naa leen fi ay tànnee Ousmane Sonko bu ko neexoon te élection yi mu génn ne fii laa bokk mais nangu ko politiser nangu ko def gain politique keroog Pape Sidi Fall rek leen wax na leen ko mu leer Pape Djibril Fall keroog mu leen di expliquer ni Ousmane Sonko laa mën a gis nga xam ne ni du jël nit du ko def gain politique comme ndax yi di nga may déggam déet kon donc Sonko bu ko neexoon fa mu bokk ci élection yi temps ñu koy génne ay salafiste bu ko neexoon mu génn wax ko waaye génn wax ko ba tey nangu ko expliquer ça veut dire que dafa xam ne moom la concerné wut keneen loolu nag li muy waneeti day wane ne Ousmane Sonko nitu dëgg la day wane ne ku fiable la day wane ne ku gëm boppam la day wane ne ku baax ci dëkk bi la day wane ka nga xamante ne bu ñëwee dina andi changement dafay wane aussi tamit ne moom jox na cër ñu mu àndal di leen déglu léegi ñu bëri ñoon wax lu tax bu mu dem salon ba Ousmane Sonko leeral na ko lu mu doon def salon ba aqulaay taalaam def fa lu bon te leer na ñëpp ne seen aqulaay taalaa def fa lu bon li mu leen ko waxee rek tant que mu ngi def di quitter conscience am moo loolu te man bii na man Ousmane contrat bu mu signé Sénégalais ba nu bëgg ko rek mooy problème bi mais loolu téyu ko ndax bu ko neexoon toog fa mu toog démissionné génn ci politique mën a vivre tranquillement sànq wax na leen ko bu ko neexoon doon milliardaire aussi ma joxaat leen beneen affaire ngeen dégg waxoon naa leen ko dem waxaat leen ko tey yàgg naa leen koy wax nee leen yéen xeexagu leen est-ce que xam ngeen ne France mu ngi déconné en merveille di teg pression pour ce que Ousmane Sonko bañ a exister ci le projet de Pastef bañ a exister ci waxoon naa leen démb le projet de Pastef li muy menacé intérêt étranger surtout les Français tey am na vidéo yu ma dugal mu yàgg loolu am ko doon confirmer Ousmane Sonko est numéro 1 de l'ennemi public bu français yi gouvernement français yi Ousmane Sonko mooy seen ennemi numéro 1 mooy seen ennemi public numéro 1 man wax leen ko tey ngeen dégg moo tax def leen tout pour gën ko sécuriser s'il vous plaît on a besoin de lui parce que le projet de Pastef jéggi na Pastef léegi c'est ailleurs xaw ma ndax mesure yi ngeen ko wala xam ngeen comme déet c'est ailleurs te aussi tam maa leen wax ñi ci biir ñemewunoo jàpp Sonko déglu leen bu baax lu mu leen wax ñemewuñ ko sax arrêté parce que xam na risque yi ci nekk di leen wax na leen patriote yi ragaloon comme que Sonko dégg na ndigal déglu ay kilifaam dem wuy ji nan teyaat xaar amul problème ñu tey xaar waaye ne leen biir ne Sonko du ko nuy téye loolu moom avertissement la bu leer nañ Sonko du ko nuy téye dafay wuy ji ñibbi si këram parce que leer na lépp léegi ci bëtu Sénégalais yépp Sonko def dara mais man ban li may posé question mooy gàcce bu Assemblée nationale nar a dund gàcce bi ban gàcce la Assemblée nationale nar a dund gàcce gu ngeen a rëy nii gàcce gënu ko rëy ci àdduna Assemblée nationale jugee ci gàcce bu mag bii nii mu def ak defet bu mag bii ñu am jël sa naataango teggi immunité parlementaire am ci far force ci ay sos ak wax lu dëgg suñu borom dimbale ko ba tey mu am dëgg mu leer nañ Ousmane Sonko ñu dem di def investigation joxu la ñaar dërëm amu ko sax
mais yàlla ku mu baaxal ba nga baax kenn mënu la bonal ba nga bon barki alxuraanu karim yàlla ku mu baaxal ba nga baax kenn mënu la bonal ba nga bon ku ko jéemi da ngay solal sa bopp. yaakaaroon ngeen du xam Adji Sarr ban école la nekkoon la mu fa doon comporté woon bi muy def 3e lu tax mu jàngee école boobu noonu muy Kocc Barma Fall dafa 6 mois yaakaar ngeen ne woon duñ ko xam. yaakaar ngeen ne woon du xam ne doomu Adji Sarr 4 ans la am sëy na ba tas te doomam mu ngi def moon section ce qui m'a fait très mal mooy doomam jooju parce que man dama bëgg xale doomam jooju nar a màgg histoire bii nii ñu ko koy rencontré c'est ça qui m'a fait mal te ñi koy def loolu yi seen yoon newu ci procureur jéemut a protéger ko jël complot bi ñu ko def ñokk ñoon ci kaso bi ngeen jéggal ma ci kàddu gi mais au contraire Adji Sarr la ni jël di ko utiliser. Je dis bien ici et je répète ku ñëw keroog tribunal du Adji Sarr je le dis ici et je le répète keroog ku ñëw tribunal Dakar du Adji Sarr c'est pas Adji Sarr fii laa leen ko waxee ngeen di dégg ku ñëw tribunal ba c'est pas Adji Sarr Adji Sarr du nekkul Sénégal soriwul waaye nekkul Sénégal te di ngeen ci am yeneen leeral keneen na ko wax di leen wax ne leen Adji Sarr encore pour ñu soog a dugg si. que école bu mu defee 3e Dakar benn école bu ñuy wax Kocc Barma Fall la defee 3e 6 mois la fa def ñu dàq ko ndax comportement bu mu amee woon. di wax Adji Sarr mës naa sëy ba am doom bu am 4 ans doom ji mooy section lay def malheureusement nag surtout Adji Sarr yëpp ñuy wuññi ñi ko def loo complot bi ñoo yor àq Adji Sarr ñi ko def loo complot bi ñoo yor àq doomam ndax rey na Adji Sarr. rey doomam ëllëg fu mu naree am jabar rey ay sëtam ndax ci lan wax lu du dëgg parce que Adji Sarr lii mu def bu xamoon ne lii moo koy ciy fekk du ko mës a def mais nag lu may njëkk a wax lu may njëkk a tamit wax ñu ñoo responsable lii lépp muy fameem bu dee Adji Sarr bëy bu am nijaay la bu dee Adji Sarr bëy bu am nijaayam nijaay mi dinañ dem jëli seen doom nekk mu ñëw ne sénégalais jéggal leen ma dama juum lii ma dugg ñu ma ëpp xam-xam ak xel ñoo ma ci dugal sénégalais jéggal ko parce que du jéggal ko man jàpp naa ne bés bu defee loolu sénégalais jéggal ko mu génn wax dëgg bi dama ne ay nijaayam fekkee Adji Sarr bëy bu amul nijaay la nañ jëli seen doom ngir yàlla ak rasulilaay dimbale ko jëli seen doom mu ñëw wax sénégalais dëgg jéggalu ñu jéggal ko mu mën a vie am tranquille bu dee dafa am problème mu xel ñu ut ay docteur dimbale ko bu dee dafa am problème mu xaalis ñu dimbale ko ñun te yàlla tax ñi ñoo bon mooy procureur bu xam ne lii ay kàcc la mu téye ba tey dossier bi ñu ko ne de yàq dara ko jigéen ki ñan ñoo bon mooy ñi nga xam ne ni jëluñu seen jarbaat jëluñu seen doom jëluñu kenn mais jël dir bi di ko def loo Adji Sarr ba seeni doom ñuy lekk ay ginaar di jàngee 4-4 di dem France vacances di ñëw di ñu xool ñooñu moo ñu bon muy ñan bokk na ci famille mbay boobu noonu bëgguma leen sax tudd non yéen waxuma leen yéen ngi may dégg malheureusement nag ki duggoon ci dul bi mooy ki nga xam te lan la doon mën a def pour débarrasser wu ci 94 milliards yi 94 milliards yi booy maamu du leew ku la mën di dimbalee yow ak Aliou Sall si dossiers yi dama ne waxoon naa leen ko dem dama ne les dossiers sont là dossiers yu catastrophiques sont là waa Pastef yor nañ ko tey incha allah rabbi dañ koy exploiter waxoon naa leen démb ci guddi la pourquoi il veut tout faire pour que Ousmane Sonko de présenté wu ci élection locale ak législative bi gars yi dama ne waa Pastef ak yenn gars yi dossiers yu ñu yor bu Sonko waa Pastef bu ñu amee majorité présidentielle bu ñu amee majorité à l'Assemblée c'est cuit pour Macky billaahi du eggale mandat bi moom ak ñu sàcc ñëpp te li ma gën a ragal comme que doon na fii dem nañ ba xam te ne mënutunoo yàq Sonko lu ne jëm nañ ko li ma gën a ragal te tiit ko mooy ñu jéem a sàkkal ba Ousmane Sonko bakkanam moo tax ngir yàlla ak rasul fais le tout te yàlla tax fais le tout nan def le tout ngir yàlla ak yonent bi ba gën ko protéger ngir yàlla ak yonent bi parce que comme que ñoom jéem nañ yàq nañ der loolu jéem nañ ko jàllut lu may ragal mooy ñun sàkkal ko pexe te yàgg naa leen koy wax jàpp leen ci ngir yàlla na leen gën a protéger Ousmane Sonko jàpp leen ci parce que jéem nañ léegi na leen ñoom wax moom fajatul dara piégé fajatul dara jëm ko fexeel fajatul dara te ñoom xam nañ catastrophe yu ñu def est-ce que après duñ bëgg a sàkkal pexe Ousmane beneen sàkkal pexe
question boobu da nga la war a posé suñu bopp jëm ko protéger di leen wax ne daf fu ñuy tëjee tey gars yi kontaan nañ ci yéen comme son bi gars yi dañ ko bëgg ma bàyyi ko gars yi déglu ko mais di leen wax ne leen aji moom wàññiwul si turam waaye dañoo bëgg rek mu leer wàññiwul si turam bëgg nu ci dara dañoo bëgg mu leer li ñuy wax waxaat ko mooy Adji Sarr sëy na ba tas bi muy am 12 ans la commencé ko pratiquer Adji Sarr am na doom mu am amul 3 ans 4 ans la am moyenne section lay def 4 ans la am moyenne section lay def dama ne Adji Sarr en même temps mu ngi doon jàngee 3e bi mu fu ñu ko defee mooy école bi ñuy wax Kocc Barma Fall am na ñu ko xam nag bu ngeen demee laaj leen Grand Bass xam naa ne moom xamuma mais ñun def na suñu investigation ba xam fu mu jàngee moom mi ko dàq xam na ne comportement bu bon moo tax mu génn Adji Sarr école am bala muy yàq ay élèves am di leen wax tamit ku nekkoon ci tribunal ba jour boobu du Adji Sarr moo ñëw ci tribunal ba ça veut dire que ñii dañuy fontoo complot lañuy def dañuy fontoo comme c'est pas possible maintenant nag dinañ bàyyi président Sonko mu wuy ji ndax dégg ndiggal parce que kilifaam wala boog yenn kilifa yi nee nañ ko demal nga wuy ngir yàlla ñaan ko pour Sénégal am jàmm nañ ko bàyyi mais dañuy prévenir ñëpp que Ousmane Sonko nekkul ku ñu fay téye nekkul ku ñu jàpp que ça soit très clair et net dañuy rester ferme suñu garde doon noo tooñ ba weesu ñoo tooñ doon noo violer suñu droit ba weesu violer suñu droit donc ñu ngi toog di observer di xool fan la wane mu jëkk bëtam waaye Ousmane Sonko moom dañuy ñibbi si gàlleem ñu innocenté ko mu delluwaat Assemblée nationale mais moom li ngeen bañoon dina am fi mu toll nii que li ñu tiit ci yéen mën ngeen sacrifier ko loola ni tiit ci yéen gars yi jégalu bu baax. merci beaucoup gars yi ku ñëwoon tribunal du Adji Sarr mu leer ku ñëwoon tribunal du Adji Sarr te leer na ko te leer na ki nga xamante ni moom mooy le procureur xam ne ku ñëwoon tribunal du Adji Sarr beneen info bu ñu leen jox mi ngi noonu Adji Sarr doom am 4 ans la am fii la doon jàngee tout am na yéen ñi ñëw nag am na ñeen ñu ko jox xam naa ñu ngi ñëw ci kalam baaxe ko jërëjëf gars yi gàcci ngalaama yéen ñëpp. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.